asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV ñu fas yéene leen a jukkil xibaar yi li ci gën a fës la ñu koy doore. mbirum garab yi nga xamante ni nii baaxul te ñu jàppoon ci lu am solo ca Padois ba léegi njaw desewu xambin ñu bari di ci wax douane di xamal ni ñoom daal diggante 2019 ak 2021 jàpp nañu lu toll ci valeur ñaari milliards ci faux médicaments yooyu loolu nag tax na ba ITV sampub laaj jëmale ko ci askan bi ndaxte kuy jaay garab maanaam da ngaa gis ku ko jënd lu tax askan wi du ko jënd ñu bari ci ñoom jàpp ñi ndóol gi moo leen jàpp ak ñàkk gi ba tax na fu mu gën a yombe la ñuy dem fële ca Sénélec nag ñi nga xam ni ñoo di travailleurs yi yëngu ci wàllu électricité tey ci àllarba bi amaloon nanu doxub ñaxtu li ñu bëgg nag mooy ñu daal di leen embaucher nu mu gën a gaawee nee na ñu tamit li nga xam ni moom la ñuy ñaawlu mooy rek ñu ci bari ci ñoom seen i situation kenn régularisé wu ko naka noonu ñoom liggéeykat yooyu dañ leen di exploiter ba tax na yi tamit ci wàllu recrutement bi dafa am ab parparloo waaye nag loolu ñi nga xam ni ñoo jiite Sénélec teggi nañ ko ba mu set wecc Babacar Sylla directeur général principal bu qualité support nee na nag loolu tegwul fenn ñooñu nga xam ne ñoo doon ñaxtu jotewuñu dara ak Sénélec xamu leen wala boog ci wàllu këyit amul lu leen lëkkale ak waa Sénélec. feneen fu nga xam ne ñaxtoo fa am mooy collectif personnel bi liggéey ci wàllu autoroute à péage bi ñoom nag nee nañu daal directeur général bi dafay jekki rek di leen dàq bu nga xam ni tegu ko fenn leen rax ci dolli yi tamit joxu leen cër loolu nag nee nañu moo tax ba ñoom daal dinañu fas yéene daal di amal benn lettre bu nga xam ne mooy préavis de grève maanaam artu bu nga xam ni dinañ ko teg ci taabal ji pour wane ni dañuy dem grève waaye nag ñoom itamit direction générale ba nee nañu daal ñoom jébbal nañu note inspection du travail ngir xamle ni ñooñu nga xam ne dàq nañ leen dañoo am jafe-jafe kenn ku ci nekk ak direction générale ba waaye nekkul mbir mu nga xam ni dafa concerner délégué personnel bi wala bokk ñuy dàqandoo ay nit yu deful dara. ci wàllu découverte dinañu dem ba Njiic commune la bu nga xam ne mi ngi am juróom fukk ak ñeenti village ma nga nekk ca département bu Dagana commune u Njiic nag ñoom ci wàllu mbay la ñuy faral di yëngu waaye nag li gën a doy waar moo di ni waalo ndoxum neen la waalo ku mara naan fa ngay dem mar naan marul naan na ko woykat ba waxe woon waaye nag ñoom gisuñu ndox mu ñu naan donte nag ñoom ñooy faral di jox dëkk yu mag yépp ndox mu sell mu ñuy naan. bismillah ci faram-fàcce gi dañu koy doore ak ñaxtu wala doxub ñaxtu bi nga xam ne liggéeykat yi yëngu ci wàllu électricité ñoom ñoo ko amaloon tey ji ci àllarba ji ñoom nag li ñu bëgg ci Sénélec mooy mu embauché leen naka noonu yi tamit ñu ci bari seen situation daal régularisé wuñu ko ba tax na yi tamit li nga xam ni moom la ñuy ñaawlu mooy ñu ci bari dañ leen di exploité di leen liggéeyloo te seen àq ak seen yelleef du ñu leen ko jot naka noonu yi tamit ña ngay wane ni daal maanaam mbirum embauchement beek jël bi dafa am parparloo am kumba am ndey ak kumba amul ndey Abi Ndiaye Seydina Mbaye ak Cheikh Tidiane ñoom ñoo fa teewoon. woote wàllu loolee la waa amical bi ëmb liggéeykati Sénélec ñu leen di woowee prestataire fësal tey jii fii ci place de la nation ngir ñu jël leen ñu liggéey ci anam yu jaar yoon. fii nii koo ci gis rek mi ngi yor pancarte ngir wane seen nakar te di ñaawlu li ni mel. ñun dañoo rus li gàcce la dans un pays où que président de la république taxaw ne moom la jeunesse dañ leen former embaucher leen ñun on n'a pas besoin de cette formation là parce que on est déjà formé tey ñu taxaw ñun pour ñu embaucher ñu il faut ñu génn xeex lii gàcce la ci kaw suuf te kenn waralu ko parce que président mënul wax ne yëguñu yëg nañu ba bëgg a dee on est de tout cœur ak lépp lu ñu mën a def loo xam ne mën nañ ko def tey pour mu jeex tey dañ koy jeexal on en a marre. Moussa Niang di vice coordonnateur bi li amical mi ngi ñaawlu exploitation bi ñuy teg seen kaw. mu neex leen dinañu embaucher mu naqar leen dinañu embaucher mënatuñ si leneen parce que mënuñu exploiter nekk si ay privilèges yoo xam ne ñun ñooy nekk si terrain bi amul dara lu ñuy am comme retour. ñoo ngi woo njiitum réew mi mu indi ay saafara ci condition yu ñuy liggéeyee. état sénégalais suñuy droit la ñuy laaj
et on l'exige mu neex mu naqari nañu Macky Sall exiger waxuñu embaucher sans condition amul diplôme amul concours amul dara rien que embauchement. amical bi ëmb liggéeykatu Senelec yi ñu ngi xamle ni fii lekk nguur gi jëlu leen dinañu jël seen matuwaay ngir jot li ñu bëgg. direction générale bu Senelec di teggi tuuma yooyu liggéeykat yi teg ci seen kaw Bassirou Sylla di directeur principal qualité et support bu Senelec moom nag xamle na ni ñooñu doon ñaxtu amul dara lu leen boole ak Senelec maanaam amuñu benn lien direct ak Senelec waaye tamit amul i tamit génn këyit gu nga xamante ni moom moo leen lëkkale ak waa Senelec Bassirou Sylla ñu déglu ko ci téléphone Abi Ndiaye. ñooñu xam naa ni liggéey nañu ci périmètre Senelec waaye ci ay GIE lañ jaar ndax Senelec société la boo xam ni dafay planifier activité yi nga xam ni ressources permanentes yi ñoo ko mën a supporter ñu supporter ko yeneen yi nga xam ni aussi mun ñu ko supporter dañ koy sous-traiter ak ay organismes mën na nekk ay GIE mën na nekk ay société recrutement bi aussi en toute transparence lañ koy def ndax am nañ plateforme boo xam ni képp kuy wut liggéey ci Senelec nga nekk Sénégal nga bañ a nekk Sénégal fa ngay jaar ñi nga xam ni ñooy manifester bu ñu fàtte ni bu yàggul dara am na ay nit yu organisé woon sous forme de benn assemblée générale lañ doon def xayma woon nañu ñoom ci seen biir que am nañu juróom-ñetti junni société yoo xam ni ñoom ci seen wàllu activité ñi ngi liggéeyloo juróom-ñaar fukk junni nit kon yanuwul maana ñeenti téeméer nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent war a taxaw ni ñoom ñoo gën a yey juróom-ñaar fukk nit ak junni ak nit yooyu taxaw ni ñoo leen gën a yey ci liggéey bi alors que ñoo yam képp ci ñun liñ ci mën a def mooy bu ñu jëlee ay GIE ba ñu liggéeyal ñu ba ñu fay leen dinañ fexe ba toppatoo ndax GIE yooyu ña ngay fay personnel ba ñu jëloon ci liggéey bi bu ñu constaté nag ni GIE yooyu defuñu ko ñun dootuñu liggéey ñoom dañ leen di blacklisté dootuñu liggéey ak ñoom ñeenti téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi li may wax mooy masuñu am benn contrat direct ak Senelec bu fekkee ne aussi am na ñu ko am ci ñoom buñ ko indee Senelec dina taxaw assumer ay responsabilités ci wàllu waaye amul. yeneen liggéeykat yu mer ba fut mooy ñi nekk ci autoroute à péage bi ñoom nekk nee nañu daal seen directeur général joxu leen cër ba pare day dàq te du ko teg fenn fu nga xamante ni fu tegu ci yoon la leneen la nga xamante ni moom la ñuy xamle moo di ni daal li nga xamante ni moom la direction générale bi di def bu dakkul ñoom daañu jébbal lu nga xam ni bataaxalub artu lay doon daañu dem ci wàllu grève Mame Seynabou Babou. délégué wu autoroute de l'avenir bi ñoom nag mer nañu loolu ñoo ngi ñaawlu doxalinu seen njiit bu ñu sukkandikoo ci ñoom dëpp bi ñu ko tabbee ci biile bërëb boobu ba tey dafay def yoo xamante ne àndul ak seeni activité bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général collectif bi. ñëwee ba léegi avec cette nouvelle direction là am na beneen direction bu fi njëkkoon nekk vraiment ñooñu ñoo gënoon flexible ñooñu ñoo gënoon mën a nourrir le dialogue social mais kii bi mu ñëwee ba léegi il a battu le record de sanctions. defagul sax 2 ans mais li mu joto dàq ki def 5 ans dàq ko. ñu teg ay tuuma yu bëri ci ndoddam dàq bi muy dàq nit ñi ak rappel à l'ordre liggéeykat yi nag ñoo ngi wax ni ndogal yi dafa tar loolu. koo xam ne da ngay ñëw liggéey ci ki lay liggéeyloo amul respect ci yow amul considération ci yow faalewu la moindre faute mu utiliser sanction extrême loolu lañ bëgg mu deñ dañ bëgg à ce que. xëy na duñ ni bu ñu dàq kenn bu ñu sanctionné kenn waaye nag nit ki su defee yenn loo xam ne dafa jara dàq nga dàq ko mais loo xam ne jarul dàq vraiment am na ay sanctions yoo xam ne yu dul licenciement yu fi am. bu ñu sukkandikoo ci délégué wu personnel bi ñaari employé dàq nañ leen ngir motif léger. Une dame qui est en procédure de licenciement du fait qu'elle est en repos médical, on attend son retour pour lui remettre sa lettre de licenciement. Il y a l'assistant RH qui a été licencié, qui a été remercié du fait qu'il n'a pas voulu participer à la politique de licenciement de cette dame. On lui a assigné un objectif qu'il n'a pas accompli. On l'a licencié pour non atteindre de cet objectif. ñoom nag ñoo ngi xam ne dinañ amal ab grève ak yëngal li nga xam ni moo di tali bi bu fekkee jiboowuñ ci seen waxtaan. suba incha allah à 11h convoqué nañu ñun ak entreprise bi pour que au moins essayer de nous concilier ñoo ngi ñaan yàlla nañ aboutir pour que ñu mën a teg lépp ci jàmm ku ci nekk dem liggéeyi loolu moo ñu gënal mais loolu su amul tamit su amul conciliation
on va déposer un préavis de grève pour passer à la vitesse supérieure mooy lan vraiment interagir si autoroute bi. ñoo ngi woo nguur gi ak ministre de tutelle bi ngir ñu mën a gaaw jël bii le dossier ngir jàmm mën a am ci dëkk bi. direction générale bu autoroute à péage bi nag ñoom am na bataaxal bu nga xam ne daal jébbal nañu ko ñii di inspection du travail ngir indi ay tontu ci tuuma yooyu nga xam ni moom la liggéeykat yi teg ci seenum ndodd ci note boobu nga xam ne nag ñun jot nañu koo jàngat ñoom daal ñi ngi xam leen ni ñi nga xam ni dàq nañu leen ay dañoo am jafe-jafe ak entreprise bi waaye nag nekkul groupe bu nga xam ne dañ leen a dàqandoo ak wala lu ni mel kenn ku ci nekk dafa am loo def lu la entreprise bi di tuumal ba tax mu daal di lay dàq nee na nag ñi nga xam ne ñooy délégué bi fa ñu yóbbu yëf yi yeggu fa. fële ca Mbuur yi tamit mu mel ni foofee yi tamit ma ngay baax ndax waa Tewi Ford ñoom nag ab société la bu nga xam ne dafay yëngatu ci wàllu defar karo ñoom nag lu mat 25 liggéeykat la ñu daal di rek dàq ba tax na UDTS mi ngi ñaan ngir ñu jëlaat leen ginnaaw 25 yooyu nga xam ne dàq nañu leen ca usine karo ba nekk ca Sindia ñoom nag fi mu toll nii ñi ngi ci jàppante bu metti ak autorité usine bi ba tax na waa UDTS nee nañu nag loolu teguñu ko fenn te li nga xam ne moom la ñu bëgg daal mooy ñu daal di leen bàyyi ci nu mu gën a gaawee. ñi nga xam ni tamit ñoom ñoo nekk ay étudiants di 25 000 étudiants yu nekk ci promotion 8 bu université virtuelle du Sénégal ñoom nag nee nañu nañ leen jox ay jumtuwaay ngir ñu mën a daal di jublu ci seenum njàng ñoom bachelier yu bees yooyu nag nee nañu ba léegi commencé gu ñoo jàng te nee nañu nag bu fekkee ni jubluwuñu ci ñoom jox nuwu leen ay jumtuwaay ba ñu commencé seenum njàng daañu fexe ba lompañal njàng mi ndaxte ñoom du ñu toog ñeneen di jàng Ousseynou Ndour seen porte-parole ci micro Babacar Seck. ren lu ñu orienté ci université virtuelle dafa bëri yaa ngi comprendre ñu si mel ne ay UCAD ay UGB ñoom ñëpp tàmbali leen bu yàgg bay waaj a def examen ñun ba léegi mënuñoo fexe ba tàmbali te loolu noonu manque de considération la manque de respect bu ñu jox université virtuelle du Sénégal la parce que ñun suñ machine ak suñuy clé de connexion nañ ko wax mu leer naañ wax ji dañ koy wax mu leer machine ak outil ak clé de connexion la ñu war a jox ñu tàmbalee jàng cours de spécialité mënuñ ko def ci téléphone te defuñ ko tey defuñ ko ëllëg suñu machine la ñuy jàngee ñoo ngi nii di wax pareeguñu ki nga xam ne moo def discours français bi sànq di suñ mbokk étudiant fii la ko gendarmerie jël yóbbu mais lan la leen wax ana lu mu leen wax ana lu mu leen wax bañ jàpp ko ñoom kon li doonoon seen taxawaay kon ñun lépp lu ñuy jooy dañ ko war a jooy si yoon mais kon nekkee wuñ fi kon lenn loo xam ne nii lu dul mel ni kuy côtoyer état bi da ngay ñëw di leen wax sa seen soxla ñu naan la xaaral di défendre état bi te ñun lañ war a défendre waaw ñun lañ war a défendre si yoon ñun ay étudiants lañ comme yeneen étudiants yi nekk si yeneen université yi parce que université virtuelle université publique la comme yeneen université yi ñun dañoo am bac comme ñëpp ñun daamaleeguñ suñu licence 1 ñoom ñuy jeexal def ay licence 2 du fi amee déedéet ñun duñ ko nangu ñun buñ connaît situation bi def ay point de presse ba léegi dara sottiw dañuy waat ci mbedd mi te dinañ manifester. ñeneen ñu mer ba fut mooy population yu Dougar ci commune bu Diamniadio ñoom nag daal dañoo yeewu rek daal di gis seen i kër ñu daal di koy rajaxe naka noonu seen i tool ñoom nag nee nañu baaraamu tuuma bi ñu ngi koy duut entreprise immobilière bi di PIC nga xam ne moom ak population yi ay at a ngi nii daal ñu nekk ci mbiicoog mbaalo nekk ci ay jàppal ñoom population yu Dougar nag nee nañu du ñu seetaan mukk li nga xam ni moom moo fa xew te bañuñu ci ba fa xana doone benn wala bokk ñu daal di ci tayle seen bakkan gis ngeen jàmmarloo yu metti ya fa amoon ñu àddu jëmale ci mbirum médicament yu bon yi nga xam ni jàppoon nañ leen fële ca Padois boobaak léegi nag coow li ni kur ci dëkk bi ñi nga xam ne ñoo di waa douane xamle nañu ni ci atum 2019 ak 2021 lu mat 2 milliards ci suñuy koppar jàpp nañu ko jëmale ko ci médicament yooyu ITV nag daal di samp laaj jëmale ko ci askan wi ndax kuy jaay médicament yu jaarul ci yoon da ngaa gis ku ko jënd lan moo tax askan wi du ko jënd ñu bari ci ñoom nag nee nañu li tax ñuy dem di jënd foofu daa gën a yomb tey tamit fi mu nekk nii crise bi da leen a jàpp lu ci bari daal ak ndóol moom moo ko waral Youssouf Koné Augustin Mandanga. garabu mbedd yi ñenn ci Sénégal yi nëbbatuñ ci sax. waaw léeg-léeg man du ma fenn de yenn saa yi ma jënd ci nag moom yenn saa yi ma jënd ci de waaw waaye nag du may gënalu ma daal. waaw dinaa xam ne faux médicament la waaye boo ko naanee mu sedd sa ndigg buy metti nga naan ko mu sedd nga jënd loolu rek la de.
man loolu wax naa la jaar naa ci dem kër sëriñ ba jëndal sama yaay garab pour lekk ci benn 300 wala benn 200 mais après laa xam ne lii non du yoon daal waaw. li ko waral moo di. sama gis-gis lu ko waral xanaa pauvreté rek parce que tamit buñ la boo sa bopp di metti sonal la nga am 100 francs nga génn ci mbedd mi ñu ne la garab gi 100 francs lay jar da nga koy jënd parce que moo gën a yomb. problème financier la quoi am na ñoo xam ne boo leen joxaloon ordonnance 50 000 il faut que jël donc question de moyen mi ngi ci aussi tamit quoi te question de moyen problème mu kii la naka la nga jafe-jafe quoi. on ne peut pas rentrer dans le mot pauvreté mais nit ki su mënulee dem ci dara rek dafay fekk ne booba temps am demewul trop noonu quoi. ngir dakkal coono Sénégalais yi li jëm ci am ay garab Edouard moom mu ngi xamle nii. couverture maladie universelle voire naka la ñuy def pour mën a subventionner les médicaments pour que ça soit accessible à la majorité de la population quoi. Voilà carrément parce que les gens vont aider parce que s'ils ont le pouvoir d'accès à des médicaments je pense qu'ils ne vont pas risquer leur vie à acheter des médicaments yi nga xam ne les effets secondaires xamuñu kan la parce que dañu koy jënd rek mais kooku du leen expliquer lan mooy effets secondaires yi quoi. coowal garabu mbedd bëri fi lool fii ci Sénégal li ko waral moo di ñenn ci Sénégalais yi dañ koy faral di jëfandikoo ndax ñu ngi xamle ni am ay garab ci pharmacie yi jafe na lool tax nag ñuy sakk ci gouvernement bi ñu dakkal marché bi ni mel te it muy subventionné garab yi ñuy jaay ci pharmacie yi. ñu àddu jëmale waat ci lakk ga amoon fële ca hôpital Magatte Lô bu Linguère te directeur bi niki démb mu tekki ndombal tànkam loolu yi nag waa SAMES nee nañu faaw rek ñu def ci enquête bu xóot bu leer enquête bu nga xam ne aussi amul benn parparloo ngir xam ñeenti tout tànk ya ca ñàkk seen bakkan lan moo waral lakk googu ñoom nag waa SAMES gëm nañu ni du càggante moom moo ko waral docteur Amadou Yeri Camara moom moo nekkoon invité kennu askan bi bu El Hadj Malick Cissé ñu déglu ko ci kàddoom. xam nañ ne lu lakk am na fu mu jaar te ñooñu expert pyrotechnique yi ñoom ñoo la mën a wax sapeur pompier yi xaw ma ndax Sénégal am nañ ko mais pays développé yëpp am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy jàng bu ñu ñëwee scène de crime n'importe quel incendie dañuy xool ndax déjà est-ce que incendie criminel la est-ce que dafa am kenn ko sooke wala est-ce que c'est accidentel xool lan moo ko indi est-ce que y a eu des produits inflammables qui ont été utilisés loolu la ñuy xaar ci enquête bi. kuy liggéey maanaam def 8 ans pour faj nit boo sañoon koo faj mu wér ku am maladie incurable même boo sañoon bu ñu ko fajee mu wér donc ñu toog ba si yàgg ñu ne incendie am na il faut que ñu xool lan moo indi incendie bi parce que comme ni ma la koy expliquer poste de santé yi ëpp dañu am ay li ñu naan table chauffante parce que faible poids de naissance yi ni ñu koy tuddee. foofu lañ leen di teg pour que ñu suqaliku tuuti mais bu dee dañ foofu dafa am défaut de fabrication wala day am ay combustion inexpliquée ñu bàyyi ko foofu mais mën na am feneen loolu moom mooy intérêt enquête en cas de catastrophe c'est pas pour juste def jéem a genre def benn interrogatoire ne non kii ñëwul heure bi ñëwul te nag je vais vous expliquer. oui benn infirmière mooy garde infirmière bi ñetti salle la war a toppatoo. infirmière ñetti saal muy nekk 19 gone mais nan nga mën a nekk yàlla defagul nit koo xam ne mën nga nekk ci ñetti saal en même temps mënoo nekk à 100% ci biir saal boobu. ñu àddu jëmale ci koor gi ak liggéey yenn liggéey yu métti yi nag boole ko koor jafe na loolu ñi nga xam ni ñooy yor camion gros porteurs yi ñoom nag xam nañ ci dara ndaxte ñoom dañuy rang-rang bu métti ca port ay fan la ñuy kii ngir ay fan la ñuy rang ngir mën a dugg daal di yàpp mën a génn loolu nag ñenn ci ñoom dañuy dem ci gargot yi ngir daal di fay ndogu ji waaye nag am na ñu bari ci chauffeur si nee nañu daal xaar bi métti na toogaanu bi métti na tey condition ya nga xam ni moo war a daje ngir ñu woor daje ba tax na ñoom daal dañ koy daal di lepp ba beneen yoon Nguur Diouf doxantu na ba foofu waxtaan ak ñoom. rond-point Molkat bu Ndakaaru fii nag sens yëpp la ñu bloqué li waral li ni mel ku ne bëgg a dugg ci biir port bi benn agent nekk ci digg bi ngir yombal dem ak dikk bi ay oto yu bari di xaar ndigalam ay camion yu bari bëgg a dugg ci biir port gi li ni mel doon lu jafe buñ sukkandikoo ci Makhtar Diop di chauffeur rawatina ci weeri koor gi. mën naa ne coono yi
condition yi port bi ak liggéey bi metti bi tar bi moo tax des fois da ñuy mujj a jaayante yenn saa yi nii da ñuy gis ak ponkale camion yi ñu koy yor nii sax pour lekk gi pour mu demee noonu sax da ngay mujj obligé ko jaayante ko boo jimee woor ak moom mooy tane mooy nekk mu ci gaañ. beneen ni naataangoom Mbaye Kébé waxut ak lu waroo li ni mel. dañuy woor ba ngoon jot am problème liñ lekk nekk ci rang bi am mën nañ fi am 24 heures sur 24 durée fi heure bi ñu fi nekk nii ba heure bi ñu fi fekkaat nii rang bi daa dem ba rond point fee ne métti na trop dañuy woor ba heure bi nii diñ am liñ lekk nekk fii ci rang bi alkaati yi aussi xaw ñu soñal ci benn côté da ngay rang ñu fekk la foofu jàppale ci loo xamante ni kenn xamul fi ñu ko teg. gannaaw ay waxtu yu bari bu mu xaar ngir dugg ci bile port Babacar Mbaye moom it muy àddu di xamle ne jafe-jafe yu tar la ñuy dund. ne ci rang depuis 8 heures wala 9 heures ba léegi nga nekk ci rang yow yaa gisal sa bopp camion yi 4 côtés yi foo jaar gis nga rang bi te dañuy sonn loolu sa wër rek ñoo koy si biir da ngay rang fii depuis si woo ba léegi yaa ngi rang yow yaa gisal sa bopp war naa la message bi ma yor léegi. message u ACS la moom ngay amee pour mën a dugg port comprendre léegi bu ñu la ko envoyé da ngay ñëw toppaat rang bi lu mu dee di nga def ci rang bi 5 heures de temps wala 6 heures de temps. Mamadou Makhtar Deme di wax ci anam yu ñu dundee koor gi fii ci port autonome. fii doo am lekk bu baax da ngay obligé sa gàll ba sa gàll ngay lekkee waaw ñi nga xam day dëkk fi sori ci oto yi ngay fanaan léegi da ngay nekk une semaine ci biir port bi doo dem sa kër une semaine amul fenn foo mën a dem toilette amul fenn foo mën a dem tuur ndox doo bëggee tuur ndox da ngay obligé ci miir yi ngay jëm ci ron oto yi nañu jàppale gis nga fii ñaata doomu aadama gisoo fii benn fuñ mën a tuure ndox gisoo fii benn bërëb boo xam ne doomu aadama war na faa mën a taxaw dund naajement amul fii ci port bi. chauffeur yi gros porteurs yi di dund ay jafe-jafe yu metti rawatina ci weeri koor bu sell wi ñu bëri ci ñoom jàpp rek ne boole koor ak seen liggéey gu tar gi ub na seen bopp lool. koor gi xaaj ñu bari di xalaat korité ak ginaar rek lu ni mel waaye mel na ni fi mu nekk nii ginaar xaw naa manqué li ko waral moo di ni cuuc yi nga xam ni moom la ñu war a yar ba ñu màgg dafa xaw a manqué ci marché bi ba tax na ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay daal ñi ngi naan bu fekkee ni amuñu ay cuucu doy korité gi ginaar dina xaw a manqué dem nañu ba marché Castor waaye nag de terewul ñi ngi dunde yaakaar Aïssatou Kane Seydina Mbaye ñoo ngi marché Castor fii nag ñoo koy woowee rukku ginaar fii ñuy woowee rukku ginaar ñu fekk fii lu toll juróom fukki ginaar yu dajaloo ci ab cage Modou Sarr nag toog di xaar client ngi ñuy xamal ni ginaar amul ci dëkk bi. bu ñu jógee dëkk ba léegi ñu ngi fi di jaay ginaar mais ak période bi ñu nekk nii ak avant ñuy koor ginaar dafa xaw a manqué parce que poussin moo amul woon te ñun poussin bu amulee rek ginaar du mën a am mais nag ñun suñu prix ba léegi moo nekk noonu mais comme ni mu commencé ci koor bi fekkee na lay continuer pour korité ginaar dina am jafe-jafe. client yi nag ñi ngi teew donte laaj gi moo ëpp li fi am wante client yi nag dañuy am xel ñaar di jënd ginaar yi ndax dañu seetlu ni dañu ndaw loolu. ñu ngi jënd mais bala ñu jënd daal danañ waxaale ba sonn quoi waaw mais dama bëgg ñu comprendre rek xam ne maanaam du jikko jamono la quoi nañu comprendre rek xam ne daal maanaam ginaaram manqué rek. jaaykat yi ngi yaakaar ni fii ak korité ganaar dana am. mais ñu ngi dund yaakaar parce que am na ñuy gars yi ñu ngi commencé am instant yi mi ngi commencé am parce que problème bi daal loolu moo ci xaw a nekk lu ndaw mooy poulailler yu ndaw yi nga xam ne mënuñu am instant yi bandi poulailler yu mag rek ñoo mën a am ginaar. weeru koor li mu tàmbali ba tey ginaar daa doon lu jafe gis jaaykat yi luñ ci jot mu doon lu néew lool. fële ca Nioro président conseil départemental ba di jàppale daaray alxuraan yi lu mat 2 fukki daara jox na leen ay ndimbal mu nekk ceeb dawlin ak suukar ngir jàppale leen ndaxte ndongo yi mën a am lu nga xam ne moom la ñuy dundee Malaw Sow président conseil départemental bu Nioro ñu déglu ko ak Adama Sarr ak Astou Mbaye. dama ko commencé depuis 2016 2015 laa ne sëriñ daara yi ñu ngi wax waaye ci lañ bokk. léegi ma commencé koon ci commune bu ne fukki nit fukki daara yooyu ma ne nañ ko def commune bu ne fukki dëkk
daara yi nag mooy daara sëriñ daara boo xam ne dafa donn daara wala mu yore daara ki nga xam ne dafa dund ci daara yore xale yi ci àll bi di leen jàngal alxuraan di leen jàngal liggéey di leen yar di leen dundal ca këram man ñooñu laa wax ne ñooñu la ñuy jàppale waaw ñooñu la ñuy jàppale ba léegi ñu ñëw ci commune bu ne ñaar fukki sëriñ daara muy ñaar fukki dëkk soo seetee département bi 15 communes la commune bu ne boo amee ñaar fukki sëriñ daara di ñaar fukki dëkk yaakaar naa ne loolu dëkk yu bëri lay doon. ginnaaw bi président amee ndaje mu rëy ngir xool naka la ñuy def ba wutal ndaw ñi am xëy honorable député Awa Gueye bu Kaolack moom nag nee na loolu da ciy jàppale président de la république bu baax waaye nag li muy wax mooy ñaax ndaw yi Kaolack ngir ñu dem wuti li nga xam ne mooy formation ndaxte boo amee formation am métier ci ngay gën a neex wutalub liggéey Awa Gueye ñu déglu ko ci micro Adama Sarr ak Astou Mbaye. En tant que parlementaire xam bu baax li nga xam ne moom la ñuy def ci politique publique yi. mën naa wax ne président de la république li mu def en termes d'emploi des jeunes def ko en termes de financement def ko en termes de formation pour les jeunes du Sénégal benn président de la république mosu ko fee def ñuy rafetlu encore une fois ndaje mi nga xam ne woote na ko barki démb toog pendant 6 heures de temps di déglu ay ndawu réewam parce que loolu lañ doon xaar ci moom li nga xam ne nag génn na fa comme décision li nga xam ne génn na fa comme conclusion lépp loolu itam ñu ngi koy rafetlu di ci am nag yaakaar bu am solo di wax ne nag fii nga xam ne moo jëm ci wàllu Kaolack gi nga xam ne fi la ñu dëkk nekk fi incha allahu rabbi lépp lu ci war ci topp dinañu ko topp lépp lu ci war aussi ci communication ak encadrement ci jeunes yi dinañ ko def déjà commencé nañu ko sax ak xale yi di xool naka lañ leen di encadrer pour ñu gën a dugg le maximum possible ci plateforme yi nga xam ne ñoom ñooy jox formation xale yi ak plateforme yi nga xam ne ñoom ñooy financer xale yi donc loolu déjà ñu ngi ko commencé liggéey. découverte dañ leen di xam leen tey ak dëkk bu ñuy wax ñii ca nekk commune bu am juróom fukki village ak ñeent nekk ca département bu Dagana commune boobu nag mbay moom moo fa ëpp doole ci li askan wi di yëngu waaye nag la ca doy waar moo di nii dañuy faral di wax waalo ndoxum neen mar naan marul naan ndox maa ngay baawaan waaye nag ñoom ñi nga xam ni seen dëkk boobu wala seen gox boobu mooy joxum ndox lu ëpp ci dëkk yi ci biir Sénégal ñoom nag dañoo manqué ndox ba ndox mu ñu naan sax gisatuñu ko Cheikh Sall Serigne Saliou Dem ak Moussa Fall doxantu nañu ba ñiic département bu Dagana région bu Saint-Louis commune bu ñiic mooy xëtërëg wàllo mbay di la askan wi yeewoo ci juróom fukk ak ñeenti village yi ko ëmb di yëngu bu baax commune bi nag nekk na lu mat 54 villages officiels ak lu mat 20 et quelques ay hameaux population bi dem na ci 30 et quelques mille mu nekk nag commune boo xam ne nii bare na ay ressources ci wàllu mbay ñi di ci yëngatu ci bépp fànnu mbay nag ñu ngi ko fi bay lu dul ceeb rek ñu ngi ko fi bay. fii mu ne affaire marché amu fi dañuy bay ba pare xale yi ne fii di woote sa Touba pour kaay leen dimbali koo dem bari di jaay baan kaay dimbali ma sama affaire baa ngay yàqu xam nga ni kooku baax amatu fa dèjà yenn tool yi fi lay nekk ba yàqu noonu la ñu ko fa seeni borom bàyyee ñett yi daal moo ci tane xama ñeent sax muy ñambi pataas soble ñett yi ñoo ci tane ndax moom bu fekkee ni dégg nga ñor naat mën nga néggandiku waaw du gaaw a yàqu mais à part ça loolu la ñuy fi bay yëpp bu ñu yéexee di ko jël ko rek day yàqu sa tool ba nga koy bàyyi mu yàqu loolu moom dëgg moom seen jafe-jafe la totalement parce que képp kuy bay te xamuloo foo ko jaayee soo paree mu des sa loxo moom baaxul. wuuteeg loolu ak li waroon a am waalo miy wëgg dëkk yu mag yi mar lool ci ndox mu sell. te usine bi nekk fii tout près usine bi dañ koy dox fii la nekk usine Kër Mama Sarr bi nekk fii ndox mi di jóge fii waa Dakar di naan ba mànd ñun ñu toog c'est pas normal dañuy xëccoo ndox tout le temps 4 heures du matin la jigéen ñi di jóg di ñëw fii jommi mën na fi am lu ne mën na fi am parce que fii àll la xam nga fii village la lu ne mën na fi am mais fii par 4 heures du matin la nit ñi di rang di ñu naan ndox.
waaye ñi nga xam ni ñoo amoon ndox si bi usine bi di doog a samp ay 72 73 dëkk bi ñi def fa borne fontaine dëkk bi màgg ba mat juróomi la fa nekkoon te benn borne ba nekk fa moo waral mar wi ñooñu nag tey soxla nañu lool ku leen jàppale si ñu am branchement sociaux ndax nag tey dañu yaakaar ni lac de Guiers bi dafa waroon egg tey si ñii ni waratuñu fay ndox waxuñu nag waratuñu fay ndox tey egguñu si waaye dañu egg si tey jii gën a mar ña nekk sa Dakar. njiital bokk moomee lii mel ni seen man-man bëriwu ci askan wi dem bay mujj di wëlbatiku si dex gi. jigéen ñi dañuy dem si dex gi dañuy root def lalañ def javel di ko naan te loolu day daw suñu biir doom yi di daw suñu biir yi parce que doo mën a yemale lalañ bi doo mën a yemale eau de javel bi dex gi dafa salte te dafa am ay feebar day indi feebar dañoo bëgg nag ñu defal ñu lotissement ñu am ay ndox comme ñëpp si dëkk bi. muy mel ni nag waalo waalo yi bégguñu feccatuñu waalo te way wa mar naan marul naan ab bàkk la rek fii waaye amu fi jëmm. jërëjëf Cheikh Sall ci reportage bu am solo boobu egsi nañ ci cëppaandaw lii di xibaar yi ñuy jaajëfal Abdoulaye Ndiaye ci wàllu réalisation bi naka noonu Modou Diouf doomu xiiniin Moustapha Gabar Diop ci wàllu coordination bi dañuy jàll di jox lenge yi Cheikh Assane Fall ca beneen studio ba mu doxal ci la Total jàngeen jëf.